salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax waaw di baalu ñëpp ak ci at bu bees bi nii di leen souhaiter bonne et heureuse année 2021. Que cette année soit une année de paix, de prospérité, beaucoup de bonheur, de santé ñu leen koy ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen suñu ay followers yëpp. Voilà dañoo bëggoon a décortiquer le discours du président Macky Sall, discours 31 décembre bi. Ak entretien bi nga xam ne accordé na ko presse bi mu nekk 3e fois consécutive donc lu ma ci mën a jàpp rek mooy le président Macky Sall instant bi dafa dem ba naagu ci ni muy waxee parce que bu jàkkaaroog askan wi di wax ak ñoom sax dafay mel ni moom jàkkaarloowul ak peuple am di wax ak ñoom maanaam affaire bi sérieux bu mu ko war a jox dafay des te loolu nag lan li koy waral mooy sénégalais yi seen bopp ñoom ñooy maye lu mel noonu maanaam sénégalais su la xasee ba fal daf lay bëgg a jël daf la demi jël ñi ëpp ci sénégalais yi noonu lañu mel voilà parce que tu as tous les pouvoirs jox nañ la ko ba pare nag dañuy toppaat sa ginnaaw di la jay naan le président doo moromu gaay yi ñi la jiitu sax sa prédécesseur yow yaa leen man di la jay quoi ndax lan ndax poste ndax ay privilège su ko defee moom doole ji nga xam ne moom la ko askan wi jox moom lay jël après di ci corrompre ay nit yi ko nangu voilà du bëgg a am opposant ndax jay yi ñu koy jay du bëgg a dégg kenn ku koy critiquer ñi ko wër noonu di ko jay rek naan ko da ngaa rafet sa jabar moo dàq suñu jabar yi du moromu kenn ci jigéenu Sénégal yi yow li nga fi def kenn defu ko fii sa doom yi duñ suñ moromu doom yi xam nga bu la neexee sax mën nga fay toog ba faw boo fi jógee ku lay remplacer genre yooyu daf koy dofloo waaye nag loolu ku muy dofloo rek da ngaa xamul àdduna wala da ngaa nekkul nit dëgg wala da nga xamul ne àdduna lépp loo gis dafay jeex da nga fàttalikuwul tamit ne am na ñoo xam ne jaaroon nañu fii am ëppoon la doole lool gënoon la puissant lool te ñoom seen nguur jeex na fu mu nekk nii waaye nguur gi boo ko jàppee loo xamante ni lu éphémère la dafay jeex ba pare def sénégalais yi nawle mooy sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo dem ci urne yi rang votel la pour man la élire nga nekk seen président jiite leen su fekkee da ngaa ëlbatiku nag xeeb leen yab leen ndax ay groupe nit yu lay wër di la jay ndax seen intérêt personnel parce que ñoom seen poche rek moo leen intéressé léegi nag yooyu jàpp la ba nga bew ba naagu da ngay nax sa bopp parce que peuple bi la jox pouvoir bi bés bu ko waree nangu daf koy nangu am na ay président yoo xamante ni dañ leen a dàq génnee leen palais ba ñu daw récemment yàggul dara Ibrahima Boubacar Keïta ñu nag moom ñoo dend ak dictateur yi fi nekkoon yëpp yu mag ñu bëri dañoo mujj daw dem exilé ji ku ci mel ni Yaya Jammeh dafa nekkoon Gambie di tere ay doomi Gambien comme moom ay concitoyens tere leen réew ma na leen bu leen fi ñëw naan sama dëkk di wane ne moom dëkk bi léegi dëkk boobu mu doon tere nit ñi dëkk boobu mu nekkoon fa di nangu këru nit ñi di jaay nit ñi doole di nangu seen ay entreprise di xoqatal ay nit di leen teg fitna dëkk boobu nga xam ne da doon wax ne moom moo ko moom dem na ba moom ci benn fan lañ ko génnee dëkk ba te ba léegi ñëwaatu fa ça fait 4 ans mënul tegaat tànkam ci dëkk ba bientôt 5 ans kon àdduna lu dul jeex amut moo tax loolu war na di ci bàyyi xel bu baax a baax loolu dem na sax ba tax buy def sax léegi entretien di wax ak peuple moom il mélange l'affaire de la cité et l'affaire familiale l'affaire de sa famille maanaam dafa impliquer famille de trop ci nguur gi mel ni fu mu nekk ni ñun nekkatuñ dans une république mais ci royaume lañ nekk wala ci monarchie parce que yeneen gis yow yaa ngi def entretien di wax ak sa askan ba pare nga jël sa famille ñëw teg soxna si toog xale yi toog te yow yaa ngi wax ak waa Sénégal donc mu mel ni benn buur boo xamante ni dafa toog di wax ak peuple am quoi Macky Sall doo buur si république nga nekk dans une république amul famille doo am jabar doo am doom entre guillemets quoi doo am rakk maanaam dangaa war a tëddee njaaxaanaay nekk le président de tous les Sénégalais mais chaque jour rek dañuy gis ne yow da ngay impliquer sa famille ci nguur gi ba mu ëpp te loolu wax naa ko ñi la ko may mooy les Sénégalais Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee mas na wax ne sénégalais boo gis am na njëg chaque sénégalais a un prix
maanaam ñun dañoo bëgg xaalis bëgg teraanga bëgg prestige tey jii boo gisee Macky Sall ñi ko wër ñëpp mu intimider leen tiital leen ba gars yi jàppee ko comme yàlla wala yonant bi nguur rek moo tax nguur parce que moo yore décret yi mooy fal mooy folli da ngay def lu ko neex wala nga def lu mu la wax soo ko deful mu dàq la nga perte sa poste ministériel wala benn direction bu mu la joxoon wala su fekkee daf la defoon PCA mu dàq la léegi yow nga ànd ak peuple bi ak ànd ak Macky Sall mi nga xamante ni dictature la installé Sénégal lan moo ko gën mais nga ànd ak peuple bi moo gën parce que seul le peuple est souverain te peuple bi moo fi nekk éternellement waaye sénégalais yi daf ci am ñoo xamante ni dañoo gëmul seen bopp te dañoo bëgg teraanga ba pare patriotisme dafa desee nekk ci ñoom mais soo nekkee un vrai patriote yow sa réew moo la war a gënal ki nga xam ne moom moo jiite réew mi waaye tey tiital na ñëpp intimider na ñëpp su waxee sax ne bu fi kenn waxu troisième mandat sax ñoom ñëpp dañuy pati di tiit démb maître Malick Diop docteur Malick Diop ñu ngi ko invité di ko laaj ci troisième mandat bi mais ñeme wusee sax wax nee na Aïcha mu ngi koy wax na ko li nekk ci constitution bi mooy nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs loolu la constitution bi wax te Macky Sall mu ngi ci 2e mandat yam mu ne non loolu man du sama waxu conseil constitutionnel la parce que moom ñu ngi ko jox benn direction donc seen intérêt moo leen gënal wax dëgg fu mu nekk nii ñoom ñëpp Macky Sall da leen a napp Macky Sall fu mu nekk nii du wax mukk ba kenn teg ci baat ci waa Benno Bokk Yaakaar ku ci teg baat mu dàq la gis nañ ñi victime am yi ñoom Moustapha Diakhaté ñoom Sori Kaba ñoom maître Moussa Diop ay ñoom Mimi Touré donte Mimi Touré sax moom dafa xaar ba génn bañ dàq ko ba pare mu soog a nekk di wax ci 3e mandat bi mais bi mu fay nekk ñemewul woon wax ci 3e mandat bi xam naa ne dàqam bi daf ko bett donte Macky Sall daf ko trahir daf ko wor parce que daf ko jëndee koo xamante ni du nitu dara kooku bu génnaan di tirer ci Macky Sall Mimi Touré moom moo doon ñëw di répliquer voilà elle prenait toujours la défense du président de la République xam nga donc kon Macky Sall bew gim bew nii Sénégalais yi ñoo ko may te bokk na ci bewam gi fu mu nekk nii mooy ne bi mu toogee ba léegi acte yu mu posé yëpp daf ko réussir te Sénégalais yi ñoo nangu loolu mais su fekkoon ci commencement ba day poser benn acte politique boo xamante ni pour intérêt personnel am la ñu taxaw ne ko noo du fi am mu génnee police génnee gendarmerie ñu wàcc jàmmaarloo ak ñoom wan leen ne leen ñoo leen ëpp Sénégalais yi ñoo ëpp police ñoo ëpp gendarmerie ñoo ëpp sax armée bi ñoo ëpp doole Macky Sall parce que ñoom ñoo ko teg ci nguur gi ñoo ko fal nit nag boo ko falee il faut mu respecter la mais ñun dañoo passif nous sommes un peuple passif passivité boobu nag moom daf ci abusé wu ba tax na lu mu bëgg a def da koy def te moom il n'est pas élégant Macky Sall amul élégance Macky dafa baa doole maanaam moom lu mu bëgg a def rek day utiliser doole rek teg ko mu jàll mu ne jeex na xam nga Ablaye Wade am na lu mu doon jomb Abdou Diouf am na lu mu doon jomb mais waa ji sur le plan politique maanaam amul dara lu muy jomb bu mu fi toggee ba léegi politicien rek lay def lépp loo xamante ni arrangé wu ko nu mu gën a salté nu mu gën a ñaawee noonu la koy defee en commençant par élection présidentielle yi passé 2019 gis nga ñi nga xamante ni ñoom ñooy adversaire am man ko sonal ku ci mel ni Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom lañ njëkk exilé parce que Karim Wade en personne nekkul ku jaaxal Macky Sall mais Karim Wade dafa am appareil bi mooy PDS ñi ko bëgg ñëpp papaam moo tax ñu bëgg ko parce que Ablaye Wade il est aimé par les Sénégalais te dafa am dëkk yoo xamante ni bu fa gañee Macky Sall rek Macky du mën a nekk président day am problème wala mu dem 2e tour muy Touba ak Dakar mu exilé Karim Wade utiliser justice bi jaay doole respecté wut benn droit am def lu ko neex juridiction internationale yëpp wax ko ne ko carrément atte bi jaarul yoon mu ne je m'en fous sama yoon nekku ci ñu jógee fi mu ñëwaat ci Khalifa Sall
ne day dal ci kawam ñu fal Khalifa Sall député mu utiliser majorité am lalli malaanu kiiraayam jaay ko doole tëj ko ci kaso bi organiser ay élections yam teg parrainage am tànn ñu ko neex kenn rek moo ko teewoon mooy Ousmane Sonko parce que mënul woon ci moom dara jéem na ko nag mais am na noo xam ne bu ko defee woon rek dafay flagrant ba mu ëpp quoi mu organiser ay élections yam moog Aly Ngouille Ndiaye préfabriquer seen ay résultats teg gagner élection yi par force jël fichier électoral bi def ci lu ko neex changer code électoral bi def ci lu ko neex def yëfu baa doola Macky Sall il n'est pas démocrate il n'est pas élégant gis nga mu gagner élection yi au premier tour parce que loolu moo nekkoon objectif am kenn mënu ci tous mu def lu ko neex léegi fu mu nekk nii élection municipale mu ngi war a am locale yi ba léegi organiser wu ko parce que mu ngi calculer ay Dakar dinaa ko perte donte Khalifa Sall sax léegi il n'est pas éligible mais mu ngi am doole ba léegi mën na créer listam teg fa ay gaayam te dañ may gagné comme ni ñu ma gagné woon 2014 bi léegi yow Macky Sall nan nga mën a nekkee président de la République nga ne yow ñëpp a lay bëgg Sénégal yëpp dañoo war a ànd ak yow ne yow waroo ñàkk dara mais yaay kan Macky Sall nit rek nga il faut être élégant Macky Sall ba léegi organiser wut élection yi te Maître El Hadji Diouf il a fait des révélations hein, de graves révélations démb ci émission Ndoumbelane Sen TV daf ne Macky Sall toog na réunion Benno Bokk Yaakaar ne bëggul élection ba 2024 kon léegi am na ay pexe yu muy nas fii ba 2024 nga xam ne élection du am muy gouverner pour mën a coupler élection yi def ci lu mu ci bëgg a def kenn xamul nag lu mu bëgg a def ba léegi parce que il n'est pas honnête maire yi nga xamante ni ñoom dañ leen a faloon pour 5 ans ñoom am na si ñoo xam ne mënoon nañoo taxaw tey sax ni démissionné nañ parce que xam nga élection loolu dafa nekk loo xamante ni mooy tax nga am nga légitime nga am légitimité mais yow nit ñi fal nañ la 5 ans jeex na amul dara lu ñu mën a tere organiser élection waa ji di def ay calcul politique am yéen ngeen toog di ko seetaan naan instant bi dañuy auditer fichier électoral fichier bi nga xamante ni dem nañ ci élection mu def ci lu mu ci bëgg a def ba pare léegi loolu lay layee mais yéen a ko nangu dafa mel ni daf leen a neex te fu mu nekk nii yéen amu leen benn légitimité parce que yéen a ngi toog te léegi mu def 2 ans bi seen mandat jeexee ba léegi kon waa ji lii yëpp muy def nii pour 3e mandat bi la ci ñaari calcul la nekk ñaar soit dina am 3e mandat bu coolee mu jël Idriss Seck daf ko candidat Benno Bokk Yaakaar ci loolu la nekk nii de toute façon moom bëggul Benno Bokk Yaakaar jógee ci nguur gi heure bi bu dul moom rek di keneen te Idi lu tax mu nangoo ñëw ci Macky Sall du conseil économique et social environnemental rek conseil économique social environnemental kon autant pour moi loolu mënul tax Idrissa Seck génn ci lam doon wax démb tourner vestam conseil économique et social environnemental rek jaralu ko Idrissa Seck Idi bu ngeen gisee keroog jam ñaajo mu jóg di tàccu Macky Sall noonu boolekaat benn ñàkk jom sans vergogne ak gaayam yi ñoom Yankhoba Diattara nga xam ne waxoon na fi Macky Sall lu nekk bërki dem mu ne moom xamutoon ne Macky Sall nii la nekkee patriote xam nga kon ñi dañoo ñàkk jom dañoo yab nit ñi loolu nag li ko waral lenn rek la mën a doon mooy ne Macky da leen a dig na leen dama leen di def candidat pour ngeen gagner élection yi te Macky Sall moom mu organiser élection moom da koy gagner par force moom bu nekkul candidat ak ku manti teg kooku day jàll te ci loolu la nekk léegi ñu laaj ko ci affaire 3e mandat bi comme d'habitude rek chaque année journaliste yi dinañ ko laaj mais waa ji lan moo lay wan ne il n'est pas du tout honnête malhonnêteté bi nekk ci moom dafa jéggi dayo nee na la ma waxoon daaw wax ko daaw jéeg ci laa nekk ba léegi mais Oussouffou sa naataango président la mooy président bu Niger bi
yéen a bokk benn communauté muy CEDEAO communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest mais Oussoufou ñaari mandat la am kay bi muy waaj a jeexal deuxième mandat yam bi à chaque fois fu ñu ko invité dinañ ko laaj ci ndax di nga def troisième mandat parce que gis nañ ne africains yi respecté wuñ luy nekk ci constitution bi moo tax ñu ko koy laaj mais xam nga loolu kenn du ko laaj Macron kenn du ko laaj kenn du dem États-Unis di ko laaj keneen wala nga dem ci dans les plus grandes démocraties yi nga xamante ni mandat bi dañ ko limité à 2 di leen laaj ndax di nga am troisième mandat loolu journaliste bu ko laaj sax dañ naan la yow da ngaa yab nit ñi xel xalaatu ko mais africain dañ leen koy laaj parce que africain dafa bëgg nguur mais Oussoufou buñ ko laajee mais daf ne man 2 mandats la am droit def parce que loolu moo indi woon problème bi ak Tandian ba armée bi nangu pouvoir bi mais Oussoufou bu ñëwee installé waat le même problème foofu noonu mais du baax dafay nekk koo xamante ni dafay irresponsable mooy comme lu Alassane Ouattara def Alassane Ouattara nag réussir na lu jafe parce que def na ko bal tàkku coow jibul Côte d'Ivoire te d'habitude Côte d'Ivoire yi bu fa masaan a am da ngay gis ne crise électorale bu métti lay nekk dañuy mujj sax nekk ci guerre mais réussir na ko Alpha Condé réussir na ko léegi nag waa ji fu mu nekk nii moo tax mënut a wax dara parce que loolu la bëgg soit moom mooy dem wala mu teg keneen dafa am plan B bi Idrissa Seck la loolu moo tax mu écarté ñoom Amadou Ba ak ñoom Mimi Touré parce que ñooñu duñ ci d'accord bés bu ñu demee ba àgg foofu duñ ci d'accord moo tax man leen waa ji amul kóllëre te politique bu salte lay def politique nu mu gën a ñaawee nu mu gën a salte noonu la koy defee waa ji dafa yàq Sénégal parce que moom amul dara lu muy jomb lu mu bëgg a def daf koy def politique rek lay def politique jaral na ko lu nekk politique moo ko jaral mu bëgg a dindi ville de Dakar bi nga xamante ni ci année 1800 yi laa la wax de la Dakar nekk ville temps yi colonisation bi Gorée nekk ville Tëngéej nekk ville Gorée moo njëkk nekk ville Saint-Louis topp ci Dakar topp ci Tëngéej soog a ñëw Gorée mu ngi nekk ville 1872 Dakar ci année yooyu tamit la nekk ville léegi politique rek moo tax mu ne dafay dindi ville de Dakar parce que Khalifa Sall la bëgg a xañ ville de Dakar xam na ne mënalul Khalifa Sall dara même bu exilé woon Khalifa Sall comme ni mu def Karim Wade Khalifa Sall nekk ci biti sax da koy gagné Dakar mais yow sa intérêt personnel tax nga bëgg a sacrifier waa Dakar sacrifier waa Tëngéej sacrifier ñëpp quoi ndax politique pour lan mais France gu ñuy roy Paris ba léegi mu ngi nekk ville de Paris am ay commune d'arrondissement te yàqu ci dara mais Dakar loolu yàqul ci dara tey jii réforme yi nga waroon a def man pour man mooy delloosiwaat ay province wàññi région yi nga xam ne amul njëriñ xam naa boo ko waxee nag waa région yooyu dinañ la mere mais ñoom seen région bi ñu nekk sax mooy découpage bu Abdoulaye Wade defoon moom ñoom da leen di sonal arrangé wu leen ku ci mel ni Kaffrine Sédhiou ak ay Kédougou Matam sax baax na Matam baax na mën na nekk région parce que moom dafa sori ak Saint-Louis mais tey mën nañ delloo siwaat ay province indiwaat Sine Saloum xam nga indiwaat Casamance boole Kolda ak Ziguinchor xam nga jël Ziguinchor daf ko chef lieu bi Saloum ñu jël Kaolack daf ko capitale bi delloo siwaat yooyu daf ci am solo quoi parce que loolu moo gën France ba léegi loolu moo fi am ay métropole moo fi am ay province mais Sénégal gu ndaw googu noonu ñu jël ko di muy am ay 14 régions ay Sédhiou fu ne région boo xam da nga fay dem Ndofane sax wala Nioro sax moo koy ëpp infrastructure acte 3 de la décentralisation bi dara baaxu ci te politique rek moo tax mu def ko dangay gis benn commune boo xamante ni comme ni ko Maître El Hadji Diouf waxee démb seen mairie bi ci benn garage lay nekk ñu def leen commune en plein exercice mais dafa jéggi dayoo Macky il faut respecter les Sénégalais bàyyi sa politique bi nga nekkee te jox Sénégalais yi cër te nga rafetal mbir mi gis nga nguur dafay jeex te boo fi jógee dafa war a rafet sa moroomu président yu bari jaar nañ fi rafetal ko Ablaye Wade tey bu ko neexoon tey élection présidentielle yu 2012 yi tax nga nekk candidat
yow doo nekk sax candidat ba koy gagné bu ko neexoon ni nga def Khalifa Sall noonu la lay def parce que am na lu mu la tuumaal moment boobu noonu pour jàpp la tëj la ci kaso bi ba pare dootoo ñu condamné la 5 ans kenn dootu la mën a élire dootoo éligible nga perte sa ay droits civiques et civils mais defu ko daf la bàyyi nga dem ak élégance Abdoulaye Wade dafa élégant mais yow nga ñëw fi di def yi fu baa dox la loo xamante ni bu la ko Abdoulaye Wade defoon kenn du mas a dégg Macky Sall le président de la République te Wade moment boobu bu ko neexoon élection yi sax mu sàcc ko jaay doole fu muy mujjee consensus toog ci table bi waxtaan waa CEDEAO ñëw waa Union européenne Union africaine ñëw ñu waxtaan bu juboo loolu rek crise électorale foofu rek lay mujjee bu ko neexoon mu préfabriquer ay résultats yam comme ni nga def 2019 kon Macky Sall amal ngor nga respecter sénégalais yi fu mu nekk nii ci draguer sénégalais yi la nekk toujours moo tax mu jékki-jékki jël oto di jaay modeste xam nga ak humilité di dawal ci biir Dakar quoi jël doom ji nag exposé ko teg ko ca kanam garde corps yi nekk ci gannaaw di filmer quoi pour su ko defee sénégalais yi comme ñoom ci sentiment la ñuy falee nit dañu sentimental naan ay yow ndeysaan maire yeeg yooyu sama classe yaay ay waay Macky moo oyof waay moom de moom xool ko rek ndeysaan lii de mosu fee am président buy taal oto ni dawalal boppam ci biir Dakar kii moom modeste su ko defee buñ demee ba 3e mandat bi jot ñu ne Macky kañ moom dafa oyof moom Macky moom moo fi war a sax toog waaw dafay jouer ci vulnérabilité sénégalais yi ak ni ñuy raisonner dafa xam sénégalais yi nag xam na sénégalais buy fal nit ak buy jàpp nit ci sentiment la lay falee ci sentiment la lay jàppee loolu moo tax moom dafa xam Sénégal nag ba pare nekk koo xam ne il est malhonnête xam nga soo nekkee ko xam Sénégal ba pare te honnête rek du baax mais moom loolu moom moo ko dal nag voilà donc kon ñu xam ne Macky Sall nekkul nit ku honnête il est malhonnête parce que président bu honnête xam nga ne constitution bi def nañ ci nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs nga dem changer ko 2016 yóbbu ñu référendum def ci xaalis bu bëree bëri bind sa livre Sénégal au cœur bind ci ne yow def nga benn mandat bii mooy sa 2e et dernier mandat te livre dafa grave te livre mënoo récupérer waat livre yëpp pour taal ko bindaat beneen livre kon yow da nga war a sàmm sa kàddu njiit dafa war a am parole d'honneur c'est très important lépp loo wax lu métti nga def ko di sàmmonte ak sa kàddu respecter sa kàddu dafa am solo c'est très important te boo fasanteeg nit ñi kóllëre da nga koy respecter mënoo oo nit ñi ci référendum 2016 mars 2016 ñëpp dem voter le oui ba pare nga def ci ne le mandat est de 5 ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs mu leer nañ nga dem bay mandat bi di waaj a jeex ay nit di la jay naan la yow boo fi jógee ku fi toog doo moromu gars yi li ñu fi def kenn mosu ko def te ñooñu dañu lay jay gëmuñ la décret lañ gëm nga leen di def ay ministre di leen def ay directeur général loolu moo leen neex ana Ablaye Wade ñu fi defaloon ay décret ñëpp jàmbu nañ ko ñu fi defoon ministre rek ces hommes de confiance ñëpp jàmbu nañ ko ñu defoon premier ministre ñëpp a ko jàmbu ñëw ci yow mais loolu mënoo cee jàng yow xam ne bés boo fi jógee dañ lay jàmbu ñoom it ñooñu bëgguñu réew mi ñooñu seen poche rek moo leen intéressé sàcc xaalisu sénégalais yi di muucu deretu sénégalais yi loolu lañ fi mas a nekkee waaye ñoom ñëpp bala ñoo dee dinañ ko gis parce que deniers publics moom du noonu nga koy lekkee mu lay jig Sénégal bi nga xamante ni amul ay hôpitaux yu baax mortalité maternelle mu ngi rey ba léegi mu ngi ci àll bi da ngay dem jigéen ñi ci ay charrette la ñuy accoucher boo nekkee ci ville bi hôpitaux yi dafa bon salte boo demee hôpital bu Kaolack baaxul ñaari hôpital moo tane Sénégal mooy Dantec ak Principal ak Fann
te lu yàlla xam doy na. hôpital bi Abdoulaye Wade defoon ca banlieue bi mu hôpitalu Thiaroye lu yàlla xam doy na. amuñ un bon plateau médical radiothérapie amu fa da ngay gis ku dëkk Tamba amee cancer di ñëw ba Dakar pour radiothérapie hémodialyse machine bi dégg naa 7 millions lay jar te région bu nekk ak département bu nekk waroon na ko mën a am mais gars yi il préfère Macky Sall am benn caisse noire def ci 8 milliards di ci jënd ay nit di leen corrompre di corrompre nit ñi pour ñu ñëw ànd ak moom di ci corrompre entité yëpp boo demee ci société civile bi communicateur traditionnel yi sëriñ si ñenn ci ñoom dem ci musiciens yi ci secteur yëpp mbëri yeeg ñëpp ku si nekk rek dina am lu mu la corrompre ak les personnes les plus influentes bépp nit duñ gis rek nga xam ne am nga influence rek dina fexe ba nga ñëw nekk ci côté am mënul supporter ku koy critiquer mënul supporter am adversaire te loolu mënta ñàkk ci àdduna Macky Sall président il faut nga am adversaire problème yu am Sénégal yëpp sa gars yi ñëw ànd ak yow intéressé wu leen xaalis bi fu mu ko war a def du ko fa def jël 1000 milliards di ko def ci ay TER ay BRT téye ay milliards di dugal ci capital bi Dakar di investir rek bàyyi région yi Sénégal amul ndox mu baax amul courant bu doy xale yi di dugg ci gaal yi di dee mu taxaw naan leen waaw yéen a ngi dugg ci gaal yi di dem te bu ngeen demee ci ay tool ngeen di nekk mais créer ay emploi pour les jeunes soo defoon création emploi pour les jeunes yi duñ dugg ci gaal yi di dem ko am ci loo jàpp Sénégal looy uti bitim réew di fa dem di dund ay racisme di dund ay problème këyit ak yooyu noonu di sonn mais boo amee loo def sa réew looy uti réew jàmbur nga nekk sa réew di gis sa waajur di gis sa njaboot di am looy dundee mais loolu lan moo ko dàq loolu ku sañoon ci ngay nekk même ñu nekk fii am fi liggéey nekk ci conditions yi bien sax bu ñu sañoon seen dëkk lañ koy amee mais mënuñ ko amee foofu noonu parce que yéen a accaparé lépp teg ci seen loxo yéen daal yéen a am jàmm yéen ak seen ay njaboot ak ñi ngeen àndal yéen ay noos mais sénégalais lambda bi moom amul dara sonn torox tumuranke ci biir réewam benn bande rek ñoo nekk ci kaw di noos di séddoo réew mi léegi nag comme ñoom am nañ poste jox nañ leen ay super ministère ñi jox leen ay direction ñi def leen ay PCA ñoom président bi lu mu def rek ñoom d'accord nañ ci lu mu def rek ñu ne ko gongo mais loolu ñaaw na yërëm leen sénégalais yi te xam ne lépp dafay jeex gis nga coronavirus bi war na leen a jàngal lu bëree bëri corona bi ponkali rek lay rey ay kilifa rek lay rey rarement ngay dégg ñu ne benn baadoo la génn ci àdduna pauvre yi corona bi du leen laal ponkali rek ay anciens ministres ay anciens directeurs généraux ñooñu rek ngay dégg ñu ne corona bi rey na leen ay kilifa rek loolu rek c'est un signal fort exemple la bu leen di yàlla di jox pour ngeen delloo soit seen xel te xam ne fii nii léppay jeex dee leen sóoraale dee à chaque fois day ñëw à tout moment mën na ñëw voilà donc loolu laa amoon daal lu may wax sénégalais yi gën a bàyyi xel ci seen réew parce que bu ngeen désintéressé woo ci politique bi nekk ci affaire yi caaxaan yi nii comme li suñ télé yi nekkee di ñuy divertir toujours di ñuy indil ay Pawlish Mbaye ay Ouzin Keita di ñuy chaque jour quoi plateau télé 3 heures de temps nga nekk fa di caaxaan waroon na waxtaanee ay économie ak développement mais da ngay ñëw di caaxaan nit ñi di ree te ñooy ëpp vue mais suñ classe gi di wax ay xam-xam nii di wax lu mën a jëmale réew mi kenn du leen seetaan léegi nag genre yi Macky Sall yi ak ñu mu àndal loolu moo leen arrangé ngeen désintéressé wu ci politique bi seen yoon ban cee nekk kuñ ci laaj nga ne non man sama yoon nekkul ci politique jeunesse bi bañ a dugg ci affaire yi politique nekk ci affaire yi caaxaan mbalax mi pecc mi divertissement baax na mais def sa réew tamit nga bëgg ko moo ëpp solo xool sa réew ni muy doxee di ko calculer di ko lijjanti loolu c'est très important mais désintéressement bi ngeen di def ci wàllu politique bi loolu moom moo leen arrangé ñoom su ko defee ñuy mën a sàcc seen xaalis war a organiser élection duñ ko organiser di def ay njuuj njaaj di def lu leen neex di jaay seen pétrole jaay seen gaz dégg naa dossier Alioune Sall ba
moom classé nañ ko sans suite parce que juge yooyu noonu ay juge Macky Sall la Macky moo leen fa teg di leen jox xaalis di leen jox ay terrain teg leen ci conditions yu baax ñu am ay avantages yoo xamante ni moom macha allah suñu yemoon ci seen salaire duñ ko am léegi nag loolu moo leen di jaral ñoom ñu sacrifier Sénégal tayle Sénégal il s'en fiche seen yoon nekkul ci ay Sénégal ñoom seen intérêt rek na seen affaire baax kon jeunesse bi yeewu leen avenir bi yéen la ñun la nañ bàyyi xel ci suñu réew mi bu baaxee ñun la baaxal réew yu baax seen waa dëkk ñoo ko defar ba ñu ñee leen di dugg ay gaal di fa dem kon ñun suñ ko gëmee jàpp ci am président bu honnête bu bëgg réew mi ñu jàppale ko ñu jublu ci mbay mi récupérer suñu ay licence de pêche bañ ko jaayati di napp suñu ay jën gérer suñu ay ressources suñu ñeer créer ay emploi créer ay école de métier organiser dëkk ba mu baax ñëpp gëm ko dina baax incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah